Kër Moussa Info TV ak politique ku ne xam na ni Kër Moussa ak ni mu toll 36 villages kenn mënu ko wax te tuddoo politique loolu moo tax Kër Moussa Info TV bëgg leen di dëkkal benn émission bu yaatu boo xamante ni dañu dem seeti way langu politique gi waxtaan ak ñoom ci lu jëm ci développement ci lu jëm ci social ak yu demee noonu ci wàllu politique. émission baa ngi noonu mën ngeen ko am ci Kër Moussa Info TV ak politique wala boog ngeen woo ñu ci 77 631 55 31 wala boog 76 131 18 18 ak Kër Moussa Info TV ak politique benn information ci wàllu politique ci Kër Moussa ak li ko wër du leen rëcc kon boog jërë ngeen jëf. dañu rek introduire ñëpp xam lii lu ko waral ak fu ñu jëm ñu doog a dugg ci protocole bi comme ni ñu ko tëralee. imam ñu lay nuyu di nuyu chef de village di nuyu monsieur le maire ak adjoint. tey nii li ñu fi indi mooy journée lancement travaux bi nga xam ne mu ngi tuddee FERA muy convention boo xam ne FERA bi nga xam ne ni mooy fonds d'entretien routier autonome moo ko signé ak monsieur le maire du premier magistrat de la commune de Kër Moussa. convention bu mu am ko ne monsieur le maire moo jóg sol dàllam def ay démarches ci kaw ci état bi bu ñu am financement boobu parce que état ma la am lay financé di nga jóg wax projet bi lan la. projet bi dañu gis ne Kër Moussa am na ay tëli yi fi nekk mooy tëli 50 ak tëli bi nga xam ne dafa jógee 50 dem Kayar yëpp traversé commune bi ñu ne souvent suuf si da ciy bëri te dafa laaj entretien kon première sababu bés bi mooy lan au moins ñu mën a rendre les routes propres muy benn bi. beneen bi aussi mooy gis nañ ni ay ndaw ñu ngi fi góor ak jigéen soxla xëy te lii projet bi ñu ko décroché dina permettre au moins ñu créer ay emploi moo tax maire bi ñu ko tëggee proposé ko FERA daf ko financé à hauteur de 25 950 000 et poussière ci benn at. bu jeexee incha allah dañ koy renouveler waat bu dee liggéey bi def nañ ko lu mu waree kon mu nekk lu am solo benn bi mooy créer na xëy mais aussi rendre na donc télé bi propre. boo amee tamit FERA ne monsieur le maire ñu ne dañu imposé kenn yow xoolal sa biir commune ñi nga xam ne ñi sont disposés mën a liggéey mbir mi ci la ñu wootee fu ne dëkk bi la ñu woote fa waaye nag ni ñu ko waxee gën a jege gën a yeey comme que liggéey bi dafa jege Kër Moussa jege 50 mu ne nañ accentuer jël bi ci ñaari dëkk yooyu waaye du empêché dëkk yi jege 50 yu mel ni Kayar yu mel ni Mbul yu mel ni Xinin yu mel ni Xorda ba Kër Gilaay Ndoyeen ak Kër Seega au moins ñu am ñi fa jël que ñu fekki ñëlee su ko defee mu bañ a metti ci ñoom c'est liggéey boo xam ne da ngay jógee fu sori di paas soo moytuwul la nga koy am bu ñu la fayee boo génnee say paas ak yow day metti moo tax ñu ne la ñu xool ñun ñu gën a jege projet bi ñu jël leen. te bu ñu ko lancé amoon nañu appel kàddu yu bëri nag amoon nañu dossier yu bëri fi ñëwoon mais en toute transparence comité bi toog loolu tamit moo ko jiite au passage ñu ngi koy félicité ci liggéey bi vraiment di ko remercier ci taxawaay bi liggéey bi vraiment c'est transparent dafa woo l'ensemble responsable ñoom Ibou Diouf ñoom Ibrahima Ciss ñoom Mohamed moo ñëpp ñoom Gabriel moo ñëpp ñu toog autour d'une table vraiment def dépouillement dossier yi xool ñi nga xam ne nii yaakaar na ci ñoom ñu jël leen
muy 30 personnes yoo xam ne nii commune bi jël na leen en charge à partir de 1er septembre passé commencé bu ñu liggéey sax mais seen contrat muy en cours ba incha allah 1er septembre 2022 bii di ñëw mooy procédure bu ñu jaar bu mën a aboutir ci lii. donc dañ ñëwoon ci introduction ñu xam leer bi ñu xamee ko noonu ñu xam ne lii nii monsieur le maire ci cawartam ak dynamisme am moo ko lijjanteel commune bi mu nekk occasion ne nii vraiment lu baax la ñëpp a ko rafetlu. bu ñu jógee ci loolu nag loolu mooy première étape bi mooy discours yi bu ñu jógee nag dem sur le terrain dañ dem sur le terrain lancé ko fii à Kër Moussa mu fi dee jëm 50 aussi lancé ko fa kon lu mooy travail terrain bi tey. bu ñu jógee ci léegi incha allah si le terrain commencé fii Kër Moussa mais def ay coup de balle ak yu mel noonu dafay ñu daal 50 àggali ko fa loolu la mooy programme journée bi xaw na changé nag waaye bu ñu ko defee techniquement rek incha allah dañu def li ñu war yëpp balaa moo naaj. donc sans plus tarder incha allah ñu jox kàddu gi monsieur Mamadou imam Mamadou Wade imam Kër Moussa teew na fi ànd ak adjoint bi Seck Diakhaté. waaw moom mu barkiral nu njaboot ak liggéey bi bismillah imam. ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu àq yàlla nañu yàlla boole baal di nuyu monsieur le maire madame le maire ak ñi topp ci seen ginnaaw yëpp di ñaan yàlla yàlla yàggal seen taxawaay. ñoo ngi nuyu imam yi na fi fekk ak chef de village yi wa tabarakallahu di nuyu ñëpp ak di rafetlu daje bi ak initiative bi nga xam ni moom la ñu def pour setal mbedd yi nga xam ni wala ñu nit yoon yi nga xam ni ci la population bi di jaar. loolu ñoo ngi koy rafetlu bu baax yal na yàlla saxal ko ndax bu ñu la yowee maire bi yow yaa fi kilifa gi li nga xam ni njaboot yi nga jiite seen loxo mënu koo indi yaa leen gën a jot loxo kon boo ko indee ba teg ko ci seen loxo dañ la ciy ñaanal yàlla bu ko defee ñoo ngi lay gën a ñaan rek nga gën a yokk taxawaay xañ na sax yaa nga ca mosoo tegg sa tànk ndax dëkk bi dañu seetlu ni voie publique yi fu nekk waay taxaw fu neex waay tabax te loolu nag ñoo ngi lay ñaan nga taxawal nu ci bu baax a baax parce que seetlu nañu daal voie publique yi nekk fii su tali bi fu neex waay tabax boo demee ci terrain yi nga xam ne dañu ko dagg jaay ko ba pare da ngay gis ñoo xam ne dañuy jaay seen terrain ba pare jaayaale mbedd mi kon bu ko defee droit construire war na am ci commune bi képp koo xam ni bala ngaa teg brique commune bi war na la jox autorisation pour nga mën a tabax bu ko defee dëkk bi loolu soxla nañ ko bu baax a baax loolu ñoo ngi la koy ñaan parce que yow yaa yore kàttan gi yaa nekk ci kanam loolu daal bëgg nañu ko ñoo ngi rafetlu sa liggéey bu baax a baax parce que damay faral di wax ni bari na ay président commune yi fi jaar waaye nag bu ñu waxalee yàlla li nga fi liggéey yan liggéeyoo ko fi boo defee kon loolu dañu koy nangu bu ko defee kon dañu lay ñaan rek nga gën a yokk sa taxawaay waaye daal dëkk bi mbedd yi dafa am loo xam ne dañ ko perdoon dëkk bi dañ ko perdoon mooy ay mbedd yu jib léegi nag dëkk bi daal seetlu nañ ni fu waay neex teg birig waaye neex teg birig te boo waxee maatee rek ngay waxe moom ngay joxe bu ko defee nag kon loolu dañu lay ñaan daal nga saafara ko
parce que dëkk bi sax dañuy wax sax dëkk bi Kër Moussa mooy ville bi waaye commune bi yëpp sax la ñuy wax parce que Kër Moussa itam ak yeneen village yi nga xam ne ñoo ko wër léegi-léegi nga dem fa loo xamante lii xew fii moo fay xew kon dañuy wax rek rawatina nag biir Kër Moussa parce que fi nga dëkk fi nga juddoo fi nga maanaam fi nga xam li nga gis loola nga mën a wax bu ko defee daal loolu ñoo ngi la koy ñaan daal nga saafaraal ñu ko waaw mbedd yi ñu respecté ko ba den bi kalaat teg birig nga dem ci commune bi ñu autorisé la loolu daal ñoo ngi la koy ñaan yal na yàlla yàggal sa taxawaay bu ko defee la ma doon faral di wax rek ñaari kilifa ñoo nekk bu ñu dee imam ñu ni maire bi bu dee imam nag xëy na ci wàllu diine ji loolu moo koy saytu bu dee ci wàllu àdduna nag maire moo ko yore kon bu ko defee rek ñu xam ne ñun ñëpp ay responsable lañu bu ko defee kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax waaye initiative bi nga xam ne moom nga def ñun ñoo ngi koy rafetlu bu baax ndax dañuy wax ne ku ci nekk li taq ci sa buntu kër soo ko setalee rek dëkk bi yëpp dafay set waaw te dañuy wax nag an-nazaafatu min al iman set ci gëm yàlla la bokk bala ngaa mën a tal sa bopp tal sa borom da ngay set waaw bu ko defee daal lii daal yal na yàlla jëmale ko kanam waaw wax dëgg yàlla yaa ngi créer emploi yàlla na yokk bu ko defee ñoo ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di bal àq ñëpp ñu jàng fatiha jàng falaxi ak naasi salaatul fatihi ñu def ko xàjj ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla daje bi li ñu ci mébét bëgg ko ci yàlla ñu ko yàlla defal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bismillah ñu jàng ñaan Mor Gueye waaye moom yàlla ko bind noonu waaye lépp loo xamante wax nañ ko rek yéeneem ëpp na loolu fii ci Mamadou Wade Baye bi lay commencé ndax monsieur le maire bala yàlla tege fii ba tey ba nga nekk président communauté rurale ba tey yaakaar naa war naa nekk boo matul 20 ans li ko manqué bare na waaye nag keroog ba nga xamante ne takkal nañ la président communauté rurale nga commencé jëf ci communauté rurale ba yàlla da ko loolu ñuy dem di dem ba tey ñu nekk commune kontoon ndax yow la yaa fi commencé imam Sine yal na ko yàlla yërëm yow lañ musal am imam maire boo xam ne wala président communauté rurale boo xam ne tabaski day ñëw mu yëkkati kant lay kattan jox imam ba ndi ko dimbali loolee bàyyi woo ko ñu dem ba yàlla dogal ñu toog ca penc ma nga xool jàkka ji jumaa ji nga ne léegi kat jumaa ji léegi si tey war naa jël dugal sama loxo ndax facture yi yàgg nga koo fay am na lu ma ci xam facture courant yi ba ci ndox mi nga yëkkati 1 million jox ko Adama Ndiaye ne ko commencé leen sooroor bi kon kenn ki la jox 1 million ne la commencé sooroor bi wax la ne lii laa ciy def yaakaar naa ne boobu bu fekkonte ne commencé woon nag ba nga ne si sooroor ba indigré nañ ko kooku kon du ci yow ci ñun ñi ko jox la loolu doyatul bi yàlla dogalee nga demaat ba yàgg li nga fi dugal ci ay billets mag am na commune yoo xamante boo ko wax fee dañ naa yéen day xaar seen maire bi ci am Macky Sall lay jële ndax boo ko doon lim Kër Moussa gi képp li nga fa dugal ci billet mag parce que nag nekkul billet yoo xam ne itam nag da ngay jox billet bi nit ki rek mu dem wuti ay pièces am déedéet billet bi da nga koo jox mu dem wuti ay pièces am wëlbatiku nga làmb sa poos teg ci dool jox ko ni ko demal di ko dimbali ko bu ñibbisee lépp la nga xamante ne moom la ñuy tegal ay bokkam nga def loolu yaa ngi fi mus a def amul benn maire commune yi ni wër ndax it commune yi ni wër yëpp dañuy waxtaan ak ña fa dëkk waaye koo ci wax dañuy loolu amul suñu commune kon loolu yow ci yow lañ ko mus a yal na yàlla guddal sa fan kon bu demee ba tey jamono tey jii nag nga xool mbedd yi yëpp nit war nañ koo defar bu la neexoon yemale def dëkk ndax keroog àddina piraan ñuy dem dëj ba di jaay sa di la jaal si bi ñëwee oto bi rek la piraan di ma waa man Moussa Ndiaye li ma jaaxal ma ne ko mu ne ma am maire naka la war a mën a nekk maire di defar ay pont di defar ay yoon te yoonu dugub yi gisal oto yi ni muy rëgëj rëgëj
ma ne ko bu ko defoon tey léegi nga dégg ñu naan moom la mu am ma nga dugal ab dëkk moo tax mu bàyyi ko nii waaye xam nga ne lii yelloowul mu nekk ci aw yoonam kon loolu lépp nag askan wee la ñor kon bu yàlla dogalee lii nga dogal ko nga def ko tey jii te wóor na ma ni sa yéene ëpp na loolu ca bàyyee ko dañ lay ñaanal yàlla yàddal suuf guddal sa fan te du ko wax te du ko jëfee te du ko def donc maire lan lañ koy soxlaa lu dul lii fii la ñuy soxlaa maire monsieur le maire maa ngi remercier aussi sa agent yi waa ASP yi parce que ni lay taxawee sa gannaaw ba fi nekkul ay na ñun visiteurs yi ñoo ko te garde rapproché c'est la même chose mention spéciale nag à mon frère monsieur Ami parce que réception dafa am solo ci nit ñi fii ñëw di dem dañuy nettali mais ñëw dina ñàkkale fayda chaque fois suñu ñëwee agent ASP dañuy recevoir ba dañuy sax mujj rus dañu yàlla seet na dañuy mujj parce que ndax leur par leur correction par leur disponibilité la sécurité ñi la jege nii c'est la même chose ngeen nga gën leen fonk gën leen respecter parce que ñu ngi lay taxaw sa gannaaw loo xam ne fekkewuloo ko loo xam ne mënuloo ko donc monsieur le maire je tenais à vous dire que yéen ñii bu leen wuti ñaari maire bu leen wuti ñeent am ngeen maire ba pare am ngeen maire ba pare man pour man élection yi sax jeex na élection amatul de parce que kii fu mu présenté ak bilan bi mu yore ak responsabilité bi mu yore je crois que y aura même plus de débat monsieur le maire fi nga bëgg ak fi nga àggalee population bi yal na la yàlla may kattan yal na la yàlla may wér surtout ak at yi nga am pour nga si àggale loolu man jàngale naa 38 ans j'ai 70 ans def naa 25 ans jàngale ko lycée Malick Sy je suis inspecteur de l'enseignement de classe exceptionnelle donc tollatuma fu may jëy nit damay wax seede rek ngir yàlla monsieur le maire encore une fois maa ngi ñaan nga yeewu ma delluwaat Thiès yal na la yàlla àggale fi ñu jërëjëf. jàpp ñu démb nag taa ñoo bàyyi monsieur le maire xam nañu yàlla xam na nga boole ñu ak sunu Adja bii toog tabaarkalla macha allah di madame la maire tàccu leen lii maam tabaarkalla macha allah c'est dara ump ñu foo jóg ni ñu jógal lu xew nga ni jógal di ñu teral ni ñu monsieur le maire di terale dama ni dañu ne ku ñeewul sab aaw du la may ñaareel waaye ñun ñeeño ba la may see géwali ñëpp wàbb nañu jox ko loxo tàllal ko fekke leen lii dama ni tabaarkalla macha allah juróom benn fukki ñeeño ak juróom ñett du jaaxaan te góor ñi ñëwaguñu ñëpp tàllal loxo kër yi tey boo ci duggoon ñay togg aña fa des tey fi dafa bette ku ne xëy na sama kër wóor na kii ni ma njome ma ni ko mu ni ma añ balaa xamul na ma koy def dama ni tabaarkalla macha allah te lépp yow a suñu àndoon ak yow tey reculer li tubaab wax nit ku ñuul ni dellu ginnaaw day metti kon suñuy noon ree waaye téye nañu jàpp nga nu sagal nga ñu madame la maire sagal nañu kon su ma waxee da ngeen di aw tuuti Sénégal jóg leen taxaw maire bi egsi na maire bi lu ko waay wax lu dul mbaa dang ko sosal waaw waaw ndeysaan e waay Sénégal jóg leen taxaw maire bi lu ko waay wax lu dul mbaa dang ko sosal Sénégal jóg leen taxaw maire bi lu ko waay wax lu dul mbaa dang ko sosal macha Allah waaye Serigne Babacar Gueye ma doora tag yow alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina Muhammad dégg la Mustafa mamar ma doora tag yow yàlla joxaat la ndomba gi waaye Serigne Babacar Sy Bakar egg na maan yaa gëm yàlla alam la ku ma jaar ku ma benn maata benn xar yàlla bopp joor ku mel nu yow góor maam Fatou Ndiaye ku mel nu yow waaye nag Ibrahima Diouf yaa sagal sa waaji yaa tee ñu tëj ko ba lekkoon kees gi Ibrahima kon du nu toog waaye ku ñu jox ko tir bi kana ama gewal yi juróom ñaari faa dem maamari ngoone dem ba daan moor mu mag ak moor mu ndaw wa jaay ak jobe jaay loo ta taati leen loo ta ñaay moo ni Ibrahima gewal yaa ko yor loo ta yaa ni gewal yaa ko yor maam Fatou Ndiaye ni gewal
asalaamaaleykum mbooloo mi fi teew ñu ngi leen di nuyu ku ci ne ci turam ak ci santam di jiital ci nuyoo bi chef de village mu yóbbaale mbooleem délégué de quartier yi ak mbooleem dëkk bi en tant que chef de village di ci teg imam ratib ak ñi mu àndal ñépp di fi teg première adjointe au maire les conseillers mais ñi fi teew yépp mais particulièrement ñi nga xam ne yàlla dogal na tey projet bi ñu nekk les premiers bénéficiaires te mooy ñiy toog te am ku doon wax léegi ci seen tur mu wax ju am solo dinaa ci dellusiwaat léegi ñu may ma rek balaa may yegg ci mbirum cérémonie bi mu am benn point bu ma yëkkati ndax dafa jóge ci kilifa te kilifa loolu lañ ko doyee muy imam dafa wax léegi lu am solo ndax xam nga dëkk kii day féete ci wàllu àdduna kii féete ci wàllu diine ji dama daawoon dégg oustaz Sine yal na yàlla yokk leeram muy wax ne diine ak politique ay seex lañu ay seex nag ku leen bëgg a tàqale def leneen ndax ñi nga xam ne ñoo ŋànk wàllu diine ji même la plus haute autorité muy le chef de l'État lépp lu muy jël comme décision wala lu muy wax wala lu muy def daf ci diisoo ak ñoom xalaat naa lu yàggul rek maa ngi chargé Adama Ndiaye mission bu mel noonu ne ko bëggoon naa tase ak imam ndax am na yoo xamante ne war nañu di ci waxtaan ci décision yoo xam ne war nañu ko jël mu jëm ci biir dëkk bi rawatina nag tey jii mu wax lu am solo mooy dëkkuwaay yi ni nit ñi di dëkke lu am solo la te loolu gis nañu ko fii ci biir dëkk bi ndéem moom en tant que imam moo dem ba constaté loolu imam loolu jàppal ne bis nekk tey faju na ndax bu ñu fi jógee léegi ana Gabriel dinañ jël benn arrêté bi dinañuy envoyé benn mu dem ci imam délégué de quartier yépp ak chef de village daañ leen jox ampliation pour que loolu ñun ñëpp ñu bokk ko saytu xam ne dëkk bi ñun ñoo ko bokk te dañ ko war a defar donc point boobu laa doon bëgg a yëkkati foofu pour dalal xelam ci loolu beneen bi ci topp muy lu yàggul au mois de mars président de la république dafa am lu mu wax sant ñu ko ñun ñëpp mooy projet boobu ñu tuddee xëyum ndaw ñi loolu nag mu yëbe ñu dugg ci ay projet yu bari pour indi ko ndax xale yi mën a am xëy première bi comme ni ñu ko waxee sànq ñu signé benn convention ak FERA di ngeen ko gis ci yére yi xale yi di sol FERA projet la boo xamante ne mooy fonds d'entretien routier autonome nga xam ne état bi moo ko créé pour que am lu mu mën a absorber ci xëyub ndaw ñi ci biir loolu ñu war ci sélectionné ñoo xam ne liggéey boobu ñoom ñoo koy mëne mais de passage ñuy saluer di remercier aussi président de la commission jeunesse et sport mais dañ ko ci dolli emploi muy Loota Ndiaye maanaam wàllu liggéey ndax suñu objectif xëy na lii cérémonie de lancement la rek mais objectif bi mooy xale yépp mun a am fu ñu jàpp ci nii wala ci nele ndax emploi dañ koy créer maanaam da ngay defar loo xam ne loola liggéey dina ci mën génne dinaa ci joxe ñaari exemple ba ci ñett tey yàlla dogal na Kër Moussa nekk commune bu mag ñu amoon initiative
pour yokkaat mairie bi bu ñu yokkee mairie bi personnel bi dina yokk te personnel bi ci ndaw ñi lañ koy jëlee donc kooku ñu ngi créer foofu emploi beneen bi ñu ngi tabax poste de santé plus maternité te yooyu yëpp bis bu demee ba mu sotti te bientôt dinañ leen recevoir su boobaa loolu aussi dafay créer emploi parce que dina am liggéey bu fa nekk yoo xam ne ndaw ñi ñoo koy liggéey beneen bi ñu bàyyi xel lenn liggéey bii nga xam ne moom la ñuy def am na ñaari superviseurs yoo xam ne ñoom ñoo koy jiite ñu ngi fi xëy na am na ko ci doon wax léegi keneen ki xamaguma ko ni mu demee mooy lépp loo xam ne waroon na ci wàllu dossier ci wàllu transparence dox nañu ko ba nga xam ne lépp tegu na ci yoon mooy ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey kenn ku ci nekk dañ la ubbil compte ci banque yi parce que alalu état aussi buy génn dafa war a am fu mu war a jaar mu am traçabilité yéen ñëpp kenn ku ci nekk dañ lay ubbil benn compte ci benn banque su ko defee foofu la sa salaire di jaar pour xamal leen ni mbir mi lu wér la loo xamante ne aussi lu am crédibilité la kenn ku ci nekk aussi sa contrat mu ngi tàmbalee depuis le 1er septembre liggéeyee guñu mais daañ leen fay weer wi nga xam ne moo di mois de septembre incha allah liggéey bi mooy seetal dëkk bi maanaam bu ngeen génnee léegi xam naa je pense que organiser ngeen war nañ def première pioche yi pour ñu xam nan lay demee dinañu seetal tali yi ndax tali yi aussi su fekkee ne état def na ay milliards def ay tali te amul entretien bu yàggee dafay yàqu donc loolu mooy li nga xam ne mooy seen rôle ci liggéey bi nga xam ne moom ngeen war a def garantie lañ leen nag lépp loo xamante ne jëm na ci salaire yi nga xam ne moom ngeen war a am ba nga xam ne kenn ku ci nekk sa salaire fa nga koy jote yow rek yow yaa ko xam ndax sa compte lañ koy virer donc bon yow yaa xam fa ngay jëlee sa salaire ak na mooy nan lay demee côté boobu fexe nañ ba ñu sécuriser ko ci wàll boobu et puis c'est à compter du 1er septembre 2021 contrat la boo xam ne la c'est renouvelable pour 12 mois maanaam dina def fukki weer ak ñaar bu ñu gisee ne aussi ñi fi nekk seen liggéey gën a baax mais dañuy continuer ak ñoom seet aussi nan la ñuy yokkee fay bi nga xam ne moom lañ leen di fay beneen bi mooy waxtu wi nga xam ne moom la ñuy liggéey heure liggéey bi 8 heures la ak 13 heures bu ñu xëyee 8 heures ba 13 heures wàcc nañu ba suba waroon nañu def benn formation mais temps bi moo xat mais ragal nañu ne liggéey bi fi nekk xawul laaj formation kenn ku ci nekk mën nga ko defal sa bopp donc lii première la boo xam ne dinañu enrôler 30 jeunes pour que ñu mën a am xëy bientôt aussi dinañu enrôler plus de 70 jeunes yoo xam ne dinañ dem fële ca Dangote ñu dem fa liggéey kooku moom xam nga damay wax ne wax bu bari bi jaru ko nañuy jëf nit ñi di gis loolu mooy lu ëpp solo waaw nañu di jëf nit ñi di gis bu fi ma toll tey lu may diggee gisuma ko man du ma diggee lépp loo xam ne war na dañ koy def ñëpp a teg ci seen bët bientôt daañu jàpp seet xale yi nga xam ne mën nañu liggéey ci aéroport bi seet xale yi nga xam ne mën nañu liggéey au niveau de l'usine Dangote ñu recruter leen muy góor di jigéen pour que ñu dem fa liggéey loolu mooy li ëpp solo tey mais wax amu ci solo nañu fexe xale yi am xëy loolu la ñu président de la république santaane te loolu la ñu bëgg a liggéey ba mu xam ne walla gi mu ñu santaane ci xëyum ndaw ñi ñu ngi koy def beneen bi ñu ngi am pour vous dire que ñun ñu ngi wër di am ay partenaires yoo xam ne partenaires yooyu pour que ñu mën a créer liggéey boo xam ne xale yi dinañ ci mën liggéey sooy dem Thiès di nga gis benn tableau bi ci kaw yoon bi war na xëy na jaaxal ñu bari ñu bind ci ciment Kër Moussa beneen usine ciment la ñu war a def foofu te usine boobu avancé nañ ci fi mu nekk nii léegi mu tàmbali de lu mu gàtt plus de 2000 jeunes mën na ko jël te jeunes yëpp ci côté lañ leen di jëlee donc en perspective am na xam nañu ne fii à Kër Moussa pour bientôt vraiment jàpp nañ ne li ëpp ci jeunes yi daañu leen wutal xëy te loolu chargé naa Mamadou Ndiaye Loto
pour que ñu def ci benn liggéey seet xale yi nga xam ne war nañu am liggéey yëpp mënuñu jël lépp nag mënuñu leen jël à 100% mënut a nekk mais nag ñoom ñëpp ñu xool seen i dossier enrôlé ko yóbbu leen kenn ku ci rek nga mun a am foo xëy di dellu sa kër loolu mooy suñu objectif bi mu nekk nii mais amatul leneen loo xam ne ñu ngi koy def donc loolu mooy li nga xamante ne moom laa bëggoon pour waxtaan ci ak yéen incha allah bientôt dinañu dem léegi def lancement wu travaux yi mais comme ni ma ko waxee fii la ak kilomètre 50 en attendant mais dinañu xool ni ñu koy yaatale ba mu gën a bari su ko defee yéen ñi nga xam ne yàlla dogal na premier jet bi génn ngeen am chance bokk ci vraiment ngeen fexe ba aussi ngeen respecter liggéey bi parce que man li ma gëm mooy liggéey ak font mënut a ànd liggéey bi nga xam ne moom lañ leen di liggéeyloo ngeen def ko ni mu waree ça va nous permettre vraiment ñu xool nan la ñuy gën a améliorer conditions yi ba ngeen gën a am li nga xam ne moom ngeen bëgg donc pour me terminer suñu objectif tey nekkul objectif fu di def ay discours mooy fexe ba xale yi am xëy lii moo ci tàmbali bientôt dinañu ubbi beneen registre fii ci Mamadou Ndiaye Loto pour ñi nga xam ne war nañ leen mën a recruter yóbbu leen aéroport ñi nga xam ne war nañ leen mën a recruter yóbbu leen Dangote et prochainement ñi nga xam ne war nañu dem ñu recruter leen ci première phase liggéey bi nga xam ne war nañ ko def ci nouvelle cimenterie bi nga xam ne war na am fii ci biir Kër Moussa donc bon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant imam di sant chef de village délégué de quartier ñëpp vraiment fàttewuñu kenn di ñaan yàlla ni ñu ko defee tey balaa muy yàggati ñu defaat fi beneen cérémonie boo xam ne dina wan dëkk bi ne suñu objectif mooy xale yi wuti liggéey xale yi am liggéey ñu ngi leen sant leen gërëm wa salaam. Kër Moussa Info TV ak politique ku ne xam na ni Kër Moussa ak ni mu toll 36 villages kenn mënu ko wax te tuddoo politique loolu moo tax Kër Moussa Info TV bëgg leen di dëgtal benn émission bu yaatu boo xamante ni dañu dem seeti way langu politique gi waxtaan ak ñoom ci lu jëm ci développement ci lu jëm ci social ak yu demee noonu ci wàllu politique. émission baa ngi noonu mën ngeen ko am ci Kër Moussa Info TV ak politique wala boog ngeen woo ñu ci 77 631 55 31 wala boog 76 131 18 18 ak Kër Moussa Info TV ak politique benn information ci wàllu politique ci Kër Moussa ak li ko wër du leen rëcc kon boog jërë ngeen jëf.